كتبت وكل فاس نفسا فوسردا وقبل ساربي نسيب دودك كتبت وكل فاس نفسا فوسردا وقبل ساربي Guédiawaye Info TV ñoo ngi leen di nuyu di rafetlu saa su ne seen ànd ak ñun tey jii nag di dimeer yemook ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru satumbar ci atum 2021 yemook nag fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar di bés bu màgg bu nga xamante ni si bésub ndam la ndam ci lislaam ndam ci yoonu murit di bëccëg bi nga xamante ni si Serigne Touba Xaadimu Rasuul moo ko sàkk woon ci ay taalibeem saa bu ñëwee nag ñu ñëw màggale si ko bés bi gannaaw ba mu ci amee ndam lu rëy rëy mu nekk bés boo xamante ni dafa spécial lool ci yoonu l'islam waaye itam ci yoonu murit di ci liggéey gu am solo loolee tax nag tey jii taalibe yi ci biim réew ak ci bitim réew bàyyee ko fu ne ngir rek màggal ci bëccëg boobee tey jii nag ci yor gi ñu fas yéene amal boobule màggal loolee tax nag taalibe yi bàyyee ko fu ne fas yéene nag daw màbb utal si jumaa Xaadimu Rasuul gi ngir rek amal seenub ziar ak seenub ñaan darajaale ko réew mi waaye itam darajaale ko seen bopp loolu tax tey jii itam waa Guédiawaye Info TV di kat fii ngir wane leen image yu am solo yi nga xamante ni moom moo am fi war ci jumaa ji ngir rek ngeen ko mun nga dund ci nu mu gën a rafetee ak ci nu mu gën a amee solo ni ñuy def mooy ànd ak yéen wan leen anam bi nga xamante ni noonu la taalibe yi di ziare fi nga xamante ni moo di ci diwaanu Touba ci jumaa Xaadimu Rasuul Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké. Cher internet comme niñ leen ko waxee sànq. fas yéene nag fego ak taaliba murid yi gis ngeen leen si image yi nu ñu rangee ngir rek jubali ci bërëb yu sell yi ngir fas yéene amal seenub ziar nu ñu def mooy ñu taataan yenn ci kaddu yi nga xamante ni moom mbégte bi ñu ànd ak tey jii ci màggal bi ak rang bu guddi bi sëñ bi ñoo ngi leen di nuyu. ñu ngi siyaar bu baax ku baax. tur bi naka la. Abou Dia. tey jii yaa ngi rang bu métti nga. waaw sëñ bi da koo jaayante woon du yombul faw nga jaayante rek ngir nga dem mën a def siyaar bu baax a baax. waaw loolu rek lañ ci jublu. ñu gis ne ba tey gaa yaa ngi takk masque mais takkoo masque. waaw damay xaar ba yegg ci bunt bi rek xam masque bi dafa may étouffé am na ñoo xam masque bi arrangé wu leen xam nga mais su ma demee ba ci bunt bi bay waaj a dugg dinaa jaayante def ko rek waaw ngir sécurité rek waaw. mu ngoog ñu fas yéene feggoo ko ñeneen tey jii bés bi naka ngeen ko dundee di bésu 18 safar. xanaa di bésu mbégte rek billaay dañ koy fiertéru rek waaw ndax sëñ Bamba dafa liggéey quoi waaw sëñ Bamba moom naanaan la waaw sëñ Bamba moom. yan bërëb ak yan bërëb ngeen di dem pour ziare. waaw dañuy ziar bërëb yëpp bërëb Bamba bërëb Serefal yëpp ainsi de sëñ Saliou bërëb waaw bërëb yu bëri rek dañ leen di ziar kay dañuy dugg si bërëb yëpp di ziar waaw. voilà comme ni ngeen ko gisee ci image yi mu nekk affluence bu mag a mag boo xamante ni nemmeeku nañ ko fi wër jumaa yu Touba taalibe fu ne la ñu bàyyeekoo ngir rek dugg ci bërëb bi jéem a def seenub ziar mu nekk bés boo xamante ni mbokk yi dafa spécial lool dafa rëy lool mu nekk bëccëgu victoire ci diine l'islam waaye itam ci yoonu murit gannaaw bi nga xamante ni moom cheikh bi def na liggéey bu am solo ci yoon bi tax tey ji nag fu ne la nit ñi bàyyi ko ngeen koy gis noonu en direct ci biir jumaa ji bërëb bi nu mu taaru ak anam bi nga xamante ne noonu lañ ko organisé ak ni ñu amalee liggéey bi ngir rek ziar bi ku nekk mën caa jotee te doo si am benn jafe-jafe mu nekkaat bëccëg boo xamante dafa spécial lu ñu def ñu continuer ba tey taataan kàddu yi feggoog rijaal yi laaj leen ñoo ngi lay nuyu sëñ bi. waaw fee nañ la bu baax. tey ji 18 safar yor bi ñoo ngi ci ban yëg-yëg nga am ci bés bi. sant rek ak yokkute bu wér. waaw di ñaan di sant daal bu baax waaw sant bu amul ab waaw bëgg nañ sant nañ waaw barke Cheikh bi waaw. ñu gis ne rang bi gudd na métti na waaye yéen a ngi ci ba léegi pas-pas boobu lan moo leen ko may. waaw mooy loolu yëg-yëg la rek waaw ku ne lu mbir mi saf ku ko macc rek a ko xam waaw jaral ñu ko rang ba suba waaw pour dugg fii rek waaw sant nañ gërëm nañ waaw. mu ngoog gis nga bekkaay rang yi nga xamante ni mooy góor yàlla fi la nekk ni ñuy def mooy jéem a feggoo ji xool soxna itam ñoom ni ñuy ziare ndax xam ne tamit benn wàll gi ay jigéen lañu beneen wàll gi góor ñoo fiy nekk mu nekk nag affluence bu rëy boo xamante ne gis nañ ko ci jumaaw Touba ci yor-yoru màggal gi
si jamono ji nag daanaka ñëpp a ñëw rek ngir amal si li nga xamante ni moo di ziar bi mu nekk lu am solo tey jii ci yor-yoru màggal gi fii ci jumaayu Touba ni ñu def rek mooy ñu continuer ak yéen dem xooli rang bi nga xamante ni foofu la soxna yi nekk jéem a taataan seen i kàddu ñoom itam ñu laaj leen ñoom yëg-yëg bi ñu am ci mbégteeg 18 safar ci bëccëgu tey jii fii ci jumaayu Touba. internet te ñoo ngi leen di nuyu gis ngeen tey jii ne nee naa leen fu ne la nit ñi bàyyi ko tey jii ñu ñëw fi daje ñi nga xamante ne ñoo di waa Géej waaye tey jii yëg-yëg bi ci bésub 18 safar bi lan la. waaw kontaan ba mënuñoo wax billaahi dañoo kontaan mbégte ba àjjana billaahi. tey jii njàngat li lan la ci bés bi. billaahi wane ne sëñ Touba dafa liggéey rek dafa liggéey billaahi amuñu fayam jërëjëf sëñ Touba jërëjëf. waaw sëñ bi ñu ngi lay delloo ziar bu wér xanaa bég kontaan rek di wax jërëjëf sëñ Touba jërëjëf sëñ Touba jërëjëf te Xaadim Rasul comme dab rek. mais rang bi métti na pour. waaw métti na mais sëñ bi ñu ko jaral barke alxuraan sëñ bi lu ñuy yan rek ñu attan ko. billaay wallaay xanaa di ko dolli sant rek di ko dolli sant bu wér di ñaanal sëñ Muntaxa yàlla may ko fi bàyyi ko fi mu am tawfeex ak taysiir mun a dundal njaboot gi yokku xéewal yi saaraan ba baawaan jërëjëf sëñ Touba jërëjëf. 3 heures du matin ba léegi ñu ngi fi sëñ Touba moo ñu ko jaral billaahi billaahi. voilà ba tey ci intervention yi gis ngeen soxna itam ñëw nañ màggal ci bés bi ci yor-yor bi soxna yi nag dugg nañ boo génne fas yéene joxe seen intervention soxna si ñoo ngi laay nuyu. maa ngi leen di fay. tey jii yëg-yëg bi ak pas-pas bi nga am tey jii ba ñëw màggal ci 18 safar. xanaa kontaan rek te di santati Serigne Touba bu wér ndax bu ñu yàlla mayee ñuy fekkee ay màggal amuñu loolu sant yàlla julli ci nent bi te du ko doolu di wax jërëjëf Serigne Touba jaraw rek maam Cheikh Ibrahima Fall. màggalu ren jii tey jii ban jàngat nga si am. xanaa gën a neex rek comme chaque année dañuy gën a fekke muy gën a neex yàlla nañuy gën a fekke muy gën a neex ndax dara gënul neex yor-yoru màggal li tax ñuy wax màggal Touba mu fekk la ci jumaa ji nga ziyaare te yàlla nañu ko yàlla may at yu bare bare bare. nga nekk ndaw te xam nga ne daanaka ndaw yu bëri mbirum diine ak genre yi ñorul leen yow nga am si pas-pas loolu lan moo ko def si yow. xanaa juddu ci murit yow ci màgg ci fekk samay juróom-ñaari maam yëpp sama ndey di murit samay juróom-ñaari maam sama baay di murit aw ma lu dul ba sëy murit Baay Faal aw ma lu dul topp yoon wi rek te yàlla nañu Serigne Touba may doole ñu koy gën a mën a topp ci kattanam ak mbaaxam. jërëjëf mu ngoog ñoo ko gisandoo soxna itam ñoom xam nga ne desuñu ginnaaw ci mbir mi ndax ku wax yoonu murit xam ne tamit góor ak jigéen daanaka ñëpp a si bokk yëpp ba tey si ziar rek gaa yaa ngi nii sëñ bi ñoo ngi lay nuyu. waaw ñu ngi leen di fay. tey ji yor-yoru safar gi ngeen ñëw taxaw fii ran naaj bi tàng na waaye ba léegi yéen a ngi ci ban yëg-yëg ngeen am ci bés bi. waaw sant yàlla xanaa ñëw jaamu yàlla rek. waaw ñëw jaamu si yàlla et puis di ñaan yàlla Sénégal aussi am jàmm rek yëpp ñu fekk aussi tamit yàlla faj aajo yëpp daal voilà loolu daal la ñuy ñaan quoi. màggalu ren ji jàngat ban ngeen ci am. waaw jàngat bu si ban côté par exemple. maanaam peut-être ci côté changement côté organisation ak. vraiment xam nga Touba moom yàlla dafa def moom chaque jour boo ñëwee rek da ngay fekk mu am yeneen changement aussi quoi waaw te gis naa am na organisation am na ndimbal et puis set bi et puis le port des masques aussi tout ça vraiment ils nous ont aidé sur tout ça quoi avec les gels tout ça quoi vraiment kontaan nañ ci lool quoi. ak taxawaay bi nga xamante ni xalif bi am na ko boobu ak. alhamdulilah macha allah kay moom kay di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi te wér. te képp ku fi ñëw aussi tamit bépp aajo boo fi indi di leen ñaanal yéen ñi aussi tamit nga xam ne aussi vous n'avez ménagé aucun effort pour vraiment jàppale jaam yi quoi vraiment ñu ngi leen di dimbale ñu ngi leen di sant yàlla bu baax quoi voilà. fii nag ci bayal bi fegook jumaa ji askan wi nag gis ngeen ni ñu toogee taalibe yi ñii def seen ziar ba noppi di amal seen i nataal ña ca des moom ñoo ngi tëdd ci bërëb bi ngir rek barkeelu ci ña ca des ñoo ngi tiim seen i xasida di liir loole nag bokkoo ci yor-yor bi nga xamante ni ñoo ngi koy màggal bés bi nga xamante ni bésub Xaadimu Rasul woote woon ko gannaaw ba mu amee ndam lu rëy ci kanamu noonam boobee. mu nekk bés boo xamante ni itam daanaka xel yëpp dañuy dem ci kilifa yu bëri yoo xamante ni ñoo tëdd ci bërëb bu sell bii nga xamante ni askan wi saa bu ñu ñëwee nag daan fi ñëw waakirlu si ngir rek ñaan suñu borom taax leen ci barke ñi fi tëdd. mu nekk bés bu spécial bés boo xamante ni ñu bëri seen xel dafa ci tooy ndax tey ji affluence bi nga xamante ni moom lañ ciy gis doon na lu doy waar bari na lool foo ko natt rek weesu na ko waaye nag lépp am ci organisation bu am solo bi nga xamante ni waa comité d'organisation bi dal nañ koy def ci biir jumaa ji. mu nekk bëccëg boo xamante ni itam mbokk yi mun nañu wax ne ndam la ndax itam
ku xool bërëb bi nu mu mel ak nit ñi niñ fi ñëwee doo xamee kenn ñëpp a booloo muy murit beeg tijaan beeg xaadir beeg laayeen bi ngir rek màggal si bés bii nga xamante ni Cheikhul Khadim Khadimu Rasul moo ko woote woon gannaaw ba mu amee ndam lu rëy ci kanamu noonam boobee. mu nekk yor-yor woo xamante ni itam bu ñëwee li muy firndeel dafa bëri lool ci wàllum cohésion sociale ndax ni ñu booloo ak ni nga xamante ni noonu la ñuy nekkee ci biir kër yi am na ci solo lool ba tey ci bayal bi ci jumaa ji wax naa leen ko sànq. ñu bëri nag ziar nañ ba noppi ñëw toog di barkeelu ci bërëb bi ñi ci des tiim seeni xasida di liir gis ngeen ko ñi di bernde jox jaam ñi taalibe yi ay café ngir ñu barkeelu ci bés bi mu nekk bés boo xamante ni liñ ci mën a jàngee bari na lool ndax jàppalante gi ndimbalante gi ak li nga xamante ni moo di joxante bi loolu rek doon na loo xamante ni ay leçon la ñu ci mën a jàngee lu bari kon bés bi nekkul rek ne peut-être dañuy ñëw pour dund lu neex waaye nag war nañ see tirer ay enseignements ay leçons yu bëree bëri ndax doon na loo xamante ni war nañ ko see mën a jàngee pas-pas bi topp ndigal yi loolu yëpp doon loo xamante dafa am solo si doomu aadama te loolu yëpp ñu ngi koy respecté fii nga xamante ni moo di ci bërëb yu sell yi di diwaanu Touba. kon ñu bàyyi leen rek ngeen vivre ambiance bi am si biir bayal jumaa ak ni gars yi di jaare mbégte bi ñu àndal comme ni ñu ko waxee mbégte mi. mbégte mooy nag nga xamante daanaka ci moom lañ ko gën a fësale di xalif général des Mourides sëñ Mountakha Bassirou Mbacké mbégte moomu nag boo ñëwee si jumaa ji moom ngay gën a fës moo fi gën a fës si taalibe yi ndax gis ngeen ko reetaan la ñuy def toog ziar yor seeni téléphone photo mu am benn jàmm joo xamante ni dañ ko mën a liir si kanamu taalibe yi mu nekk lu am solo ndax tey jii koo fi gis rek li ngay gis si moom mooy mbégteeg bés bi. mbégteeg Serigne Mountakha Bassirou Mbacké Khadimu Rasul maamam ja bayoon fi bay waar wu am solo ba tey ji nag loolee dem ba à travers le monde ñëpp di ko màggal ñëpp di ko fësal fu ne tey jii boo demee partout dans le monde gis nga ko le Géant du Baol mu ngi noonu ñëw ziar si xam naa jomul dina si yëkkati quelques kaddu champion ñoo ngi lay. aca maa ngi leen di fay waaw. ji bés bi ñàkk nga. yëg-yëg nga waaw sëñ bee ko war rek ñëw siyaare ji comme ñëpp rek loolu la ko waawee. tey jii ban enseignement lañ mën a tirer ci 18 safar. waaw sant yàlla rek borom bés bi rek xam nga ñëw teew comme mbokk mboolem jullit yëpp waaw ñëw sakku si ñaan comme ñëpp loolu la waaye. aja tawfiq. voilà mu ngoog c'était le champion Tapha Tine le champion du Baol ñëwoon tam moom itam amal si li nga xamante ni moo di jaaram wax naa ko sànq tey jii bërët boo fi ñëwee mënoo xamee kenn mënoo xamee politicien mënoo xamee ki nekk ci football mënoo xamee ki nekk ci làmb ji ñoom ñëpp ñëw ngir rek def li nga xamante ni si moo di seenub ziar feddaliwaat seenub couleur ak seenub pas-pas ci ku tedd gi voilà ñu ànd ak ñoom ngeen gis ko noonu mu nekk le champion du Baol Tapha Tine ñëw nag def si ziaram ànd ak gaayam mu ngi noonu fas yéene dugg ci bërëb bi ziar sàkku ñaan ci réew mi jàmm mu sax fi dàkk muy lu am solo naan tey jii bésub mbégte la bésub ndam la coonu murit waaye ndam la itam ci li nga xamante ni moo di diine l'islam ndax nekku na jéego boo xamante ni jéego bu am solo la ci yoon bi ni ñu def rek ñu bàyyi leen ak yenn ci image yi nga xamante ni ngeen mën ko suivre en direct ci Guédiawaye Info. voilà cher internet fii ñu taxaw nii ñu ngi nag ci biir jumaa ji fii itam gis ngeen mbooloo mu bari ñoom ñoo fi ñëw garde di def li nga xamante ni moo di seen ziar mu nekk bëccëg boo xamante ni li muy représenté bari na lool ndax wax naa ko sànq mbégte ngay gis ci kanamu nit ñi mu nekk loo xamante ni daanaka ki ko fi gën a indi fi mu gën a fësee mooy le xalif général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké mu nekk bés boo xamante ni itam am na solo lool ci yoon wi ndax mbooloo mi ñëw nañu ñoo ngi amal seen i ziar muy góor ak jigéen ak képp koo mën a doon ak foo mënti bokk ñoom ñëpp ñëw nañu ngir rek màggal ci bés boobee. dugg bi nag doon na dugg bu am solo ndax gaa ñi respecté nañ li nga xamante ni mooy les gestes barrières booy dugg si daa ngay sàlloo ak masque laal li nga xamante ni itam moo di gel wàllum propreté itam gaa yaa ngi ci gis ngeen ko ni ñu takkoo noonu di amal bale mi si jumaa ji mu nekk loo xamante ni lu am solo la kon daal mbokk yi bés baa ngoog yor-yoru safar. fii ci diwaanu Touba ngeen di ànd seeg Guédiawaye Info TV dara du leen ci ëmp ni ñu def rek mooy toxuwaat ci yeneen bërëb ngir xoolal leen la fa am ci yor-yor. cher internaute ba tey nag ci yor-yoru safar image yi ngeen di gis sama ginnaaw fii mooy Daaray Kamil
daaray Kamil nag buñ ko waxee xam ngeen ne mooy bibliothèque bi nga xamante ni moom la ñu Cheikhul Khadim taxawal. bibliothèque bi nag maanaam lépp luy téere lépp luy livre boo xamante ni ku tedd gi dal dina koy bind fii nga ko mën a fekk mu doon bërëb boo xamante ni dafa spécial lool mu doon bërëb boo xamante ni dafa extraordinaire ndax wàllum bind ak wàllum téere lépp nag fii lañ ko dal dee denc fii itam gaañ yi dañ fay ñëw di xool ci mbind ku tedd gi ngir rek am yenn ci njàng yoo xamante ni daanu ko si mën a afal mu nekk bërëb boo xamante ni dafa am solo lool ci yoonu murit mu nekk bërëb boo xamante ni itam dañ ko organiser ci organisation yi nga xamante ni moo gën a mucc ayib tey jii nag bërëb bi ñu bëri nag ci askan wi muy foo munti bokk da nga fiy ñëw ngir xool ci téere yi nga xamante ni moom la fi ku tedd gi dal dee bind gis ngeen ko sànq ni nga xamante ni askan wi noonu lañ fay duggee ci bërëb bi ñu duppee daaray Kamil faree fii ci penkub wala sax jumaa Touba mu nekk bërëb boo xamante ni lu am solo la ci yoonu murit. salaamaaleykum maa ngi tudd Anna Diouf technicienne RTS. waaw comme ni ko RTS di defee at bu jot ci màggal gi chaque année dañuy ñëw ak suñu dispositif donc ren car régie la ñu andi ak car transmission ak beneen car énergie ak car rajo pour couvrir màggal gi yëpp ak suñu caméraman yi dem reportage ñëw ñu def suñu plateau direct yeeg yooyu yëpp. liggéey bi naka lay demee édition yeeg reportage yi yëpp naka ngeen koy organiser. waaw xam nga ku nekk da nga am luñ la dénk. donc caméra yeeg reportage yi donc dañ ko bàyyeeg sama nijaay Momar moom mooy gérer caméraman yeeg yooyu ñëpp moo leen di gérer donc ñun ci wàllu technique bi lañ nekk buñ ñëwee fekk ñu installé pare ñu jël éléments yi monteurs yi monté après ñu diffuser comme sama genre bu ñu installé pare dañuy reste tout ce qui est lecture éléments yeeg yooyu gérer éléments yi. Différence bi mooy pour diffuser ñu Dakar jot ko tas ko ci Sénégal bi ak àdduna bi yëpp ñun bu ñu installé pare ba câblé dañ koy yóbbul waa transmission ñi ñuy wax waa transmission mooy caaru parabole bi bi am antenne parabole bi fay ci biti léegi ñun bu ñu leen joxee signaux yi image ak son yi bu ñu leen ko joxee wuñ boole ko ñoom dañoo koy yóbbu yónnee ko waa Dakar léegi waa Dakar tas ko nga tas ko waa Sénégal jot ci waa àdduna ñëpp jot ci waaw. liggéey bu xaw a complexe ci xam ni ko gars yi xamee lan moo la si posé ak tamit voilà naka nga koy dundee. technique bi mun naa ne affaire de doon la dama gis sama papa nekk technicien mais gars moom mosut a liggéey ci télé mais technicien la ma gis ko muy réparer nekk technicien ci fu muy liggéeyee ma naw ko ci mu neex ma màgg ci milieu boobu noonu bu wàccee liggéey day ñëw am atelier kër ga ma nekk faak yooyu fa laa commencé ma bëgg ko loolu ma poussé ci technique bi. mais bi ma ñëwee RTS jàng ba am samay diplôme ñëw RTS gisuma fi ségrégation nii au contraire dañ may pousser à ce que ma dem de l'avant duñ xool yenn saa yi bu nit ñi wax ñu ne fii jigéen amu fi parce que dañ may considérer comme seen bopp amuñ xaaj amul seen duñ ma ne lii jigéen du ko def non dañ may bàyyi bu jaree yéeg damay yéeg bu jaree leneen dama koy def incha allah. métti na tuuti parce que vie de famille nga dul am. mais bu loolu weesoo moom franchement méttiwul xam nga booy def li nga xam ne dafa da nga ko bëgg sa xol lu mu métti doo ko yëg. alors micro. Allez-y, présentez-vous. Alors je m'appelle Lisa Villy, je suis étudiante française, j'ai 21 ans. Tu es là au Sénégal pour les besoins de message. Pourquoi le choix de la RTS? Pourquoi avoir choisi la RTS? Alors j'étais amenée dans le cadre de mes études à faire un stage de 6 mois, Et en fait, je voulais à tout prix partir dans un pays d'Afrique de l'Ouest. Et ma grande passion, c'est la radio et le journalisme. Donc j'ai essayé en fait de concilier les deux. Et assez rapidement, il m'est apparu que le Sénégal, c'était vraiment le pays idéal pour pratiquer le journalisme et la radio. Donc évidemment, je me suis tournée vers la RTS, que j'ai contactée par Facebook. Et grâce à un heureux hasard, j'ai atterri ici, donc à la RTS à Dakar. Et chaque matin, quand je me lève, chaque fois, je me répète que j'ai vraiment une chance incroyable. Tout ce que je découvre ici, j'apprends beaucoup, vraiment beaucoup. Et c'est une expérience très riche. Maintenant, comment ça se passe le travail à la RTS? Est-ce que vous faites des reportages, des présentations, d'éditions des brèves? Comment ça se passe le travail? Alors, donc ça fait maintenant 26 jours exactement
Assez rapidement, j'étais amenée à présenter les brèves l'après-midi à 15h, 16h, 17h. 15h, 16h, 17h. Donc je reprends ce qui a été fait dans le journal, je modifie un peu l'écriture, quoi. Et puis donc je présente ensuite en binôme avec un journaliste apte à parler wolof. C'est pas encore dans mes compétences. Donc on fait un petit duo, quoi, et c'est toujours bien sympa. J'aime beaucoup l'excitation du direct. Donc première chose, c'est voilà la présentation, et puis ensuite je fais des reportages. Donc le tout premier, j'avais été accompagnée par un journaliste. C'était sur les inondations en banlieue de Dakar. Et puis maintenant, je pars toute seule, voilà, sur le terrain. Et ça, c'est ce que je préfère, je pense, rencontrer les gens. Et en fait, surtout, je me rends compte que c'est vraiment une extrêmement bonne manière de découvrir le Sénégal par le journalisme. Ça me permet d'accéder à des endroits dans lesquels j'aurais jamais pu aller sans ça. Et découvrir le matin d'un groupe de jeunes qui vont planter des arbres, et l'après-midi apprendre des choses sur Bruno Diatta, une personnalité que moi je connaissais pas. Enfin voilà, c'est très varié et très 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 riche. Voilà. L'accueil à la RTS, très très bon. Moi j'ai beaucoup apprécié, j'apprécie beaucoup l'ambiance là-bas. On est beaucoup, donc au début j'étais complètement perdue avec tous les noms, les visages à reconnaître. Je pense que même encore maintenant dans les couloirs je passe à côté de gens, je les snob sans le vouloir, mais non, l'accueil est vraiment incroyable. Je me sens beaucoup aidée. Dès que j'ai des questions, je peux les poser, on m'apporte des réponses. Mon rédacteur en chef m'aide aussi beaucoup et je lui suis extrêmement redevable de tout ça. Voilà, et chaque jour vraiment j'apprends de nouvelles choses, je pratique, et c'est ça que j'étais venue chercher. Voilà. Merci à vous. xoolal fee ngay xool man maa lay téyel. waaw yaa may teel. Cheikh Ndiaye. liggéey bi moom wax dëgg yàlla normal na, métti na waaye normal na daal ndax nit ñi bari na te dëkk bi am na jàmm bu baax a baax. te li ñaan fii yàlla ñu am ko ku ñëw fii daal yàlla na nga ñibbeeg jàmm, liggéey bi bari na yàlla na mu barke. ni ngeen di ñëw fii itam yéen ñi nga xam ne yéen ñooy journaliste li ngeen di def nii baax na lool baax ma baax a baax. tey jii fii ci Touba ngeen fi dawal sareet di dem ak a ñu koy xaalis bi journée bi ci ñaata la war a toll ak ba nga fi ñëwee léegi ñaata ngeen gañeeku ndax sakkan na. journée bi moom maanaam kenn mënu koo xayma ndax démb fu ma yendoo fale ci nay liggéeyoon naa foofu 25000 ci daral bi liggéeyoon naa 25000 dañ doon suufan nag 20000 10000 11000 suuf nañ nag itam 5000 4000 suuf nañ ko sant ba daal ci liggéey bi waaw sant ba ci. sareet bi nag daw bi nag fii. daaw bi fii dèjà la man bu ma xëyee ba léegi liggéey na 11000 agum 9h laa ñëw. gis ne passe bi 100 francs la woon yéen ngeen ñëw def ko 200 lu tax loolu. boo gisee loolu dëkk bi dafa bari ndox te fas yi amuñu doole am na te dugub bi dafa seer ngooñ mi seer loolu mooy problème bi moo tax moo seer. merci beaucoup. ok jërëjëf alhamdulilah. yaa ngi si jàmm. maa ngi si jàmm bu baax. man Moustapha Ka laa tudd. Moustapha liggéey bi fii ngeen di liggéey sareet bi nu mu demee. liggéey bi daal neex na bu baax a baax waaye nag rek lu ko kaw a métti loon ndox mi moo kaw a bari si dëkk bi waaw waaye nag ñu ngi sant yàlla ak sëriñ bi ñu fekkee ko ay déwéni déwén ñu tal ko. gars yëpp clients yi nee nañ paas bi 100 francs la woon mais da ngeen ko yokk lan moo tax ngeen yokk. soo gisee ñu yokku paas bi ndox mi moo bari yoon yi ñoo nakkari waaw ndox mi suuf yi yoon yi ñoo am ndox waaye su dutoon loolu du ñu yokku paas bi nu mu meloon rek nañu ko doon kii bàyyi. yow foo jógee kañ nga fi ñëw. man barke démb laa fi ñëw man maa ngi jóge boori Kaffrine commune de Boulel foofu laa jóge. fas yi nga dawalee foofu ba fii. waaw fas bi laa dawalee foofu ba fii waaye soriwuma fi keroog ba ma gonte si suba si laa yeski fii waaw jërëjëf. katabtu wa kulli faas axasan ba wasirka fa qablu sarabi nasibin darka katabtu wa kulli faas
أخذ وسردا